jëlal ñàkk jariñu mi ngi noonu ñàkk jariñu mooy waaj a génn noonu jëm ci enceinte bi ñàkk jariñu mooy waaj a génn noonu ñàkk mooy waaj a génn noonu mi ngi noonu le leader de Thiaroye Mbolo mi ngi noonu ndeysaan jëlal giri ci wet gi giri bu Thiaroye Mbolo jëlal boy ambulant ñàkk jariñu mi ngi noonu ñàkk jariñu génn na mi ngi jëm ci géew bi mi ngi noonu jëm ci géew bi ñàkk jariñu mi ngi noonu jëm ci géew bi jëlal ndeysaan pour son combat contre Keweul mi ngi noonu jëm ci géew bi mi ngi noonu jëm ci géew bi mi ngi noonu jëm ci géew bi ñàkk jariñu l'adversaire de Keweul mi ngi noonu jëm ci géew bi mi ngi noonu jëm ci géew bi l'adversaire de Keweul ñàkk jariñu dugg na mi ngi noonu jëm ci géew bi waaw caaxaan faaxe sama gaay yàggatul léegi ak cible génn ci digganteem ak adversaire am mi ngi noonu ñàkk jariñu l'adversaire de Keweul mi ngi noonu dugg na waaw ndeysaan mi ngi noonu jëlal Keweul mi ngi noonu Keweul a ngi noonu jëm ci géew bi Keweul numéro 1 Keweul numéro 2 Keweul numéro 1 Keweul numéro 2 mi ngi noonu l'adversaire de ñàkk jariñu mi ngi noonu Keweul mi ngi noonu jëm ci géew bi Keweul mi ngi noonu jëm ci géew bi l'adversaire de ñàkk jariñu ndeysaan entraîneur am mi ngi noonu Fallou Ngom Fallou mi ngi noonu Keweul mi ngi noonu jëm ci géew bi mi ngi noonu dugg na mi ngi jëm ci géew bi Keweul a ngi noonu ndeysaan dugg na mi ngi jëm ci géew bi dugg na Keweul dugg na ci géew bi mi ngi noonu Keweul bu Bawol mi ngi noonu dugg na ci géew bi mi ngi noonu waaw yàggatul coach Fallou mi ngi noonu son entraîneur Fallou mi ngi noonu Fallou Ngom mi ngi noonu Keweul dugg na ci géew bi yàggatul dara léegi arbitre bi sifflé génn ci digganteem ak ñàkk jariñu waaw grand combat bi moo des waaw mi ngi noonu ci préparation mystique bi ñoo ngi ci préparation mystique bi waaw diggante Keweul ak ñàkk jariñu mi ngi ci wet gi ñàkk jariñu mi ngi ci wet gi ñàkk jariñu mi ngi noonu moom ngay am noonu ñàkk mi ngi noonu di waajal ñàkk ngi ci dernière préparation yi waaw Keweul aussi mi ngi nale ne ci réglage am ndeysaan mystiquement di waajal yàggatul dara léegi arbitre bi sifflé génn seen diggante Keweul mi ngi dox jëm ci ñàkk Keweul mi ngi noonu di dox jëm ci ñàkk jariñu Keweul a ngi noonu di dox jëm ci ñàkk jariñu waaw mi ngi noonu génnaat na Keweul génnaat na mi ngi noonu waaw dafa mel ni jeex na de préparation mystique bi arbitre bi dafa mel ni loolu la leen di xamal comme quoi que ne préparation mystique bi jeex na waaw Keweul a ngi noonu ñàkk jariñu ngay seen nale ñàkk jariñu moom ngay seen nale ñàkk jariñu ngay seen nale Keweul moom moo taxaw noonu ñàkk jariñu mi ngi dox di wër géew bi ñàkk mi ngi dox di wër géew bi ñàkk mi ngi noonu di dox di wër géew bi ñàkk jariñu moom ngay am noonu mi ngi noonu di dox di wër géew bi ñàkk jariñu moom ngay am noonu mi ngi noonu di dox di wër géew bi ñàkk jariñu lépp ci préparation mystique bi la bokk mi ngi noonu ñàkk jariñu mi ngi noonu ñàkk gi noonu pare na dafa mel ni Keweul ci beneen côté bi mi ngi ci dernier réglage yi mi ngi ci dernier bouteille bi Keweul a ngi noonu moom tamit dafa mel ni lim dese bariwul waaw dafa mel ni lim dese bariwul waaw ñàkk jariñu daa mel ni moom pare na ñàkk moom pare na ñàkk jariñu pare na waaw Keweul aussi mi ngi ñëw Keweul aussi pare na kon yàggatul léegi arbitre bi sifflé génn seen diggante booboy grand combat bi 10e combat de la soirée 10e combat de la soirée mi ngi noonu ci biir géew bi diggante ñàkk jariñu ak kii di Keweul ñàkk jariñu bu Thiaroye ñàkk jariñu écurie Thiaroye Mbolo Keweul écurie Bawol mi ngi noonu booboy 10e combat de la soirée
yàggatul de yàggatul léegi arbitre bi sifflé génn seen diggante wante nar a nekk combat bu gaaw yàggatul léegi arbitre bi sifflé génn seen diggante arbitre baa ngi Ñàkk Jariñu dernier combat am bi dafa yàqu fii la woon à l'arène nationale diggante mag Alioune Seye numéro 2 combat bi dafa yàqu woon Keweul dernier combat am bi mu bëree dafa niil diggante mag Sunjata tey nag ku ci nekk mi ngi war a teguwaat ci yoonam ku ci ne mi ngi war a teguwaat ci yoonam Ñàkk Jariñu Keweul Ñàkk Jariñu yàggatul léegi arbitre bi sifflé génn seen diggante waaw mi ngi noonu aha ay ca mbër arbitre bi sifflé na génn na seen diggante tey le dimanche 12 décembre 2021 ñoo ngi à l'arène nationale le promoteur Khadim Samb à la tête de la structure Ndiardem Production moom moo organisé 12e journée de la saison 2021-2022 mi ngi noonu combat bi dem na Ñàkk Jariñu mi ngi jàkkaarloo Keweul moo ñu woon ginnaaw Keweul moo jàkkaarloo ñun waaw moo ngeem lu bleu li Ñàkk Jariñu moo ngeem Lagos bi waaw arbitre bi nee na nañ dalante arbitre bi nee na nañ dalante arbitre bi nee na nañ dalante waaw Keweul Ñàkk Jariñu lamb ju rëy combat bu war a metti combat bu war a neex moom la arbitre bi sifflé parce que Ñàkk Jariñu dafa def ay preuve am daan ay moromam waroon a yéeg ci beneen niveau kii di Keweul moom tamit dawul yoole moom it mbër yi fi gën a të ñoom la jàpp tër looloo waral combat bi taxaw waaye nag tey ndam li fan la jëm est-ce que ndam li Bawol la jëm ndam li est-ce que Bawol la jëm wala est-ce que ndam li Caaroy lay ñibbi waaw mi ngi noonu combat bi dem na de Keweul Ñàkk Jariñu Keweul bu Bawol Ñàkk Jariñu Caaroy Cap-Vert Caaroy mbooloo Ñàkk Jariñu Caaroy mbooloo Keweul écurie Bawol booy seet Ñàkk Jariñu tey ñoom ma Alpha ñoo ko indi ñoom Boy Ambulant ñoo ko indi ñoom Petit Ba ñoom ñoo ànd ak moom ñoom Giri bu Caaroy ñoo ànd ak moom waaw ñoom Koba Général ñoo ànd ak moom ñoom Yaxam Bawal ñoom ñoo indi kii di Ñàkk Jariñu numéro 2 ñoom référence waaye kii di Keweul ñoom Boursine ñoo ko indi Boursine moo ànd ak moom ñoom Carrière ñoo ànd ak moom ñoom Mam Góor Siñoor ñoo ko indi ñoom Ramdan ñoom Safal Basse ñoom ñoo ànd ak kii di Keweul ñoom Boñaan Fay ñoom ñoo ànd ak kii di Keweul arbitre bi arrêté na combat bi da leen di avertir verbalement da leen di avertir d'une manière verbale sifflé waat na combat bi sifflé waat na mesdames et messieurs le grand combat d'aujourd'hui le combat phare d'aujourd'hui oppose Ñàkk Jariñu de l'écurie Caaroy Mbolo à Keweul de l'écurie Bawol deux jeunes espoirs très forts techniquement pétris de talent je peux dire deux jeunes athlètes dévoués à la cause et rompus à la tasse. Mais qui est-ce qui va obtenir gain de cause aujourd'hui? Qui est-ce qui va parvenir à tromper la vigilance de son adversaire? Ñàkk Jariñu va-t-il rentrer avec la victoire ou bien est-ce que la victoire va choisir le camp des Bawol pour accompagner Keweul? Je ne saurais vous dire, mesdames et messieurs, mais le résultat ne saurait tarder. Ñàkk Jariñu Keweul ragalul dara, Keweul du ragal, Keweul dawul yoole ragalul dara, waaye Ñàkk Jariñu Ñàkk Jariñu beneen affaire la. waaw Keweul buntu lay ut waaye Ñàkk da koo fàtte. Keweul buntu lay wër
buntu lay wër waaw waaw mi ngi dox ci kawam Keweul boo demee lan nga fay fekk moo tax mu teey teey na ah way ñàkk jariñu Keweul ñàkk jariñu Keweul ñàkk jariñu Keweul ñàkk jariñu ñàkk mooy favori waaye Keweul lijjantiwul loolu ñàkk mooy favori waaye Keweul lijjantiwul loolu Keweul dawul yoole Keweul mi ngi dox ci kaw ñàkk jariñu waaw waaw ñàkk jariñu dafay étudier adversaire am da koy étudier bu baax Keweul dugg na ci gardam dooral ma door Keweul mi ngi dox ci kawam Keweul mi ngi dox ci kaw ñàkk jariñu Keweul mi ngi dox ci kaw ñàkk jël na tànk bi attention Keweul génnee na ko ñàkk jariñu Keweul bu Bawal ñàkk jariñu Caaroy mbooloo Keweul mi ngi dox ci kawam 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 attention Keweul dugal na coup léegi Keweul ñàkk jariñu attention Keweul ñàkk jariñu Keweul ñàkk mi ngi seere waat lapp taake bi ñàkk mi ngi seere waat lapp taake bi arbitre bi arrêté na combat bi ñàkk dafa naaj Keweul mi koy kaañoo nee na ko muñal rek Keweul mi koy kaañoo nee na ko muñal rek ñàkk jariñu dem na ardo arbitre bi sifflé waat na Keweul ñàkk jariñu waaw arbitre bi sifflé waat na ñàkk jariñu moo demoon léegi ñàkk jariñu moom moo demoon ci médecin bi ñëwaat na arbitre bi sifflé waat na génnaat na seen diggante ñàkk jariñu ak Keweul ñàkk jariñu Keweul est-ce que combat bi narul yàgg arbitre bi arrêté na combat bi avertissement Keweul avertissement ñàkk jariñu ñoom ñaar ku ci nekk jël na avertissement voilà chacun des deux protagonistes vient d'écoper d'un avertissement de part et d'autre. L'arbitre les invite à concentrer beaucoup plus d'efforts pour atteindre le dénouement de ce combat. Ils n'ont qu'à se donner encore plus. Entre Keweul de l'écurie Bawal et ñàkk jariñu de l'écurie Caaroy Cap-Vert, de l'écurie Caaroy Mbolo. Un combat qui promet des étincelles. Mais jusqu'à présent, rien de concret. Jusqu'à présent, les deux jeunes adversaires se respectent mutuellement. Mais ils devront quand même, ils devront s'affronter. Ils devront s'engager à fournir plus d'efforts. mu ngi noonu ñàkk jariñu ak kii di Keweul ñàkk jariñu ak Keweul mi ngi noonu mooy grand combat bi lan mooy xew sama gars yi lan mooy xew attention ñàkk jëlaat na tànk bi jël na tànk bi Keweul tourné ko attention Keweul ñàkk jariñu Keweul am na ngeen attention ñàkk jëloon na tànk bi léegi waaye Keweul génn na ci lan mooy xew sama gars yi Keweul ñàkk jariñu Keweul ñàkk jariñu attention ndam li fu mu jëm Caaroy la jëm wala Bawal attention Keweul ñàkk jariñu Keweul waaw Keweul ñàkk jariñu Keweul waaw lu xew sama
gars yi lan mooy xew diggante ñàkk jariñu ak Keweul Keweul mi ngi dugal ay coup Keweul mi ngi dugal ay coup daa bëgg mu sigi dafa bëgg mu sigi dafa bëgg ñàkk jariñu sigi et ñàkk dafa jàpp waaw waaw ñàkk dafa jàpp ñàkk jariñu jàpp na te fi mu jàpp baax na ñàkk jariñu fi mu jàpp baax na lan mooy xew sama gaay yi ñàkk jariñu Keweul ñàkk jariñu lan mooy xew sama gaay yi diggante ñàkk jariñu ak Keweul ak ñàkk jariñu attention xar ba da koo bëggoon a xar ñàkk jariñu da koo bëggoon a xar ñàkk da koo bëggoon a xar ñàkk jariñu da koo bëggoon a xar attention jéemaat na ko tante war na même action bi amorcé na ñaari yoon même action bi Keweul da koo génnee Keweul dafa mën a bëree Keweul dafa mën a bëree waaye ñàkk jariñu kenn du moom kenn du ñàkk jariñu attention caxabal ba dafa sori caxabal ba baaxul Keweul ñàkk jariñu Keweul Keweul ñàkk jariñu Keweul attention ñàkk jariñu moytul li ngay forcé ñàkk jariñu moytul li ngay forcé ñàkk moytul li ngay forcé ñàkk jariñu moytul li ngay forcé léegi ñàkk am na ñaari loxoom ñàkk jariñu Keweul am na ñaari loxoom ñàkk jariñu Caaroy Keweul écurie Bawal mais ñàkk fi mu jàpp baax na ñàkk amaat na ñaari ngemb ñàkk am na ñaari ngemb ndax am na ñaari loxoom ci ngemb waaw ñàkk jariñu jàpp baax na mais Keweul benn loxoom la jàpp ba noppi di génn beneen loxo bi dóor est-ce que loolu wóor na Keweul ñàkk jariñu est-ce que loolu wóor na ñàkk jariñu jàpp na ñaari loxoom am na ñaari ngemb Keweul benn loxo bi rek moo jàpp Keweul benn loxo bi rek moo jàpp waaw lan mooy xew sama gaay yi ndam li fu mu jëm attention non ñàkk jariñu bul forcer da koo bëgg a ronu par force da koo bëgg a xaar jëppeel waaye Keweul du cuune Keweul du ngaaka ñàkk jariñu Keweul waaw Keweul ñàkk jariñu lan mooy xew sama gaay yi lan mooy xew combat bi nar na yàgg nag combat bi nar na yàgg combat bi nar na yàgg waaw combat bi nar na yàgg attention caxabal ba ñàkk jariñu Keweul ñàkk jariñu écurie Thiaroye Mbolo Keweul écurie Bawal waaw 12e journée de la saison 2021-2022 Keweul ñàkk jariñu Khadim Samb à la tête de la structure Ndierdem production moo fi jaar waaw mi ngi noonu tey le dimanche 12 décembre 2021 ñoo ngi à l'arène nationale Keweul moo fi jàkkaarloo ak ñàkk jariñu jóge Thiaroye écurie Thiaroye Mbolo Keweul jóge attention dem nañ ci suuf attention jógaat nañu bëre nañu Keweul ñàkk jariñu bëre nañu Keweul bëre nañu joxe nañu lu bari Keweul
ñàkk jariñu Keweul ñàkk jariñu Keweul ñàkk jariñu combat bi yàgg na waaye joxe nañu de bëre nañu Keweul bëre na waaye ñàkk jariñu bëre nañu joxe nañu lu bari waaw arbitre bi sifflé waat na arrêté waat na combat bi